إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الأحبة نشكر الله تبارك وتعالى بما علمتنا يا رب لك الحمد حق الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه Toute les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Seigneur de l'univers, le Créateur de l'univers. Celui qui a créé les cieux et la terre sans une aide particulière ou sans une aide venant de qui que ce soit. C'est à lui que nous rendons grâce pour ses bienfaits énormes que nous ne pouvons énumérer. Que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed Ali afdal salatu wa salam, ainsi que ses compagnons, sa famille et tout ce qui décide de le suivre sur ce chemin-là jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères musulmans et sœurs y compris, l'être humain n'est pas qu'un corps. En fait, la nature essentielle de l'homme est l'esprit que lui a insufflé Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il est impossible pour une personne qui ne développe pas sa spiritualité d'être véritablement heureuse. La voie du développement spirituel dans notre religion passe avant tout par une relation saine avec notre Créateur qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans notre religion passe avant tout par la connaissance que nous avons de notre Seigneur, qui est le Créateur de l'univers, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et cette connaissance est tirée à partir du Coran et de la Sunna du prophète Ali afdal salatu wa salam. Donc, chers croyants, les serviteurs qui ne connaissent pas notre Créateur, qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ceux qui le connaissent ne sont pas pareils. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a dit Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Et ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'ils sont pareils? C'est une question. Et la réponse, tout le monde est capable de le donner, parce que nous savons tous que la connaissance, d'abord, fait la différence entre les individus à travers toutes les actions entretenues. Et plus l'être humain connaît son Créateur, plus il va avoir ce qu'on appelle la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu ne peux pas estimer une chose, la personne ne peut pas estimer une chose dont il ne détient pas la connaissance ou elle ne détient pas la connaissance. Donc pour craindre une chose, il faut d'abord la connaître. C'est pour cela, nous musulmans, nous devons nous forcer d'abord à connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers ses noms et attributs, Al-Uluhiyya, Wa-Rububiyya, Wa-Asma'ullah, Wa-Sifa, à travers ces qualificatifs que nous pouvons rechercher, parce que la recherche de la science est certes une obligation pour tous les musulmans. Ce qu'on peut résumer à travers les khutbahs, on peut l'élargir à travers les études, donc beaucoup plus approfondies. Donc il nous faut avoir ce qu'on appelle at-taqwa, que l'on appelle la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'être humain, plus précisément le musulman, doit savoir que la crainte d'Allah est la chose la plus importante.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle après le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de lui faire confiance, avoir la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Car si tu connais Allah tabaraka wa ta'ala convenablement comme il se doit, certainement tu n'auras pas de problème à lui faire confiance. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son Coran Karim, ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah tabaraka wa ta'ala dit, si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, donc après lui, vous donnerez secours. Qui va vous donner secours après lui? Donc c'est-à-dire personne ne peut vous venir en secours. C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. C'est à Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Si vous êtes véritablement musulmans, si nous sommes véritablement musulmans, donc il est important de retenir. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit Aidan وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Il nous demande, Allah tabaraka wa ta'ala, de placer notre confiance en celui qui vit éternellement et ne meurt jamais. Celui qui vit éternellement et ne meurt jamais. En dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout le monde alayha fan, tout ce qui vivra, un jour viendra, il va disparaître, à l'exception de celui qui a créé la vie, qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le fait de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala est une chose capitale et très importante. Chers frères musulmans et sœurs, pour être patients face aux épreuves de la vie, nous devons être conscients de la puissance infinie de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Nous devons fermement croire qu'il est le Tout-Puissant, qui répond aux prières et qu'il protège et veille sur ses serviteurs. Ce point est très important, car c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a décidé de créer les cieux et la terre, comme nous l'avons dit tantôt. Et c'est lui qui a décidé d'amener les gens, de créer al-insan ou al-ins, c'est-à-dire les gens, les êtres humains, l'homme de manière générale, pour qu'ils viennent descendre sur cette terre-là et adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et si, par ailleurs, nous faisons confiance en Allah comme il se doit, Allah va nous assurer une subsistance, comme on l'a dit tout à l'heure. De quoi nous devons nous nourrir, de quoi nous avons besoin. Toutes les choses dont on a besoin, c'est Allah personnellement qui va s'en charger. Donc, et n'oublions pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il fait partie de ses qualificatifs, Ar-Razzaq, donc celui qui donne, le pourvoyeur, donc celui qui donne. C'est important. Ses frères et sœurs en la foi, le musulman doit placer sa confiance absolue en Allah tabaraka wa ta'ala. Cependant, il n'oublie pas de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala créer ses actions par des causes. Certes, il ne défie pas les causes, mais il ne les ignore pas non plus. C'est pourquoi un homme demande au prophète Ali afdal salatu wa salam, il vient auprès de lui, il lui demande s'il devait laisser sa chamelle libre puis rentrer à la mosquée en faisant confiance en Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a répondu, attache-la et fais confiance à Allah. C'est-à-dire il faut faire ce qui, les asbab, comme on dit en arabe, les asbab, ce qu'il faut impérativement faire pour après finir par placer sa confiance entièrement en Allah tabaraka wa ta'ala. mbokk jullit yi mbokk yi ñu bokkal borom bi tabaraka wa ta'ala ñu ngi leen di dénk suñu bopp ñu ragal borom bi tabaraka wa ta'ala fu mënti ko toll fu ñu mënti ko ne ndax borom bi tabaraka wa ta'ala moo ñu sàkk moo wax ci ñun ñu dénkante loolu te ñu nekk ci loolu ndax loolee daf ñuy jariñ fii ci kaw suuf ak yawmal qiyaama. mbokk yi ñu bokkal borom bi tabaraka wa ta'ala ñu teewlu bàyyi xel ne nit ki kem nu mu xamee boromam tabaraka wa ta'ala kem mu gën koo mën a wat mu gën a mën a jublu ci borom tabaraka wa ta'ala mu gën a mën a sàmmonte ak àq borom bi tabaraka wa ta'ala ndax mbir soo ko xamee day tax nga xam nan ngay doxaleeg moom. su fekkee ne jël nga koo xam ne xamul lenn ci mbir yi ñuy jëf misaal exemple ci école bi nga jël kooku mës sa jàngale nga ne ko kaay jàngale suba indi nga ko coono bi gën a mag ndax xamu ko
ki nga xam ne tamit mosul toog ci ay ban nga daal di koy indi ne ko toog da ngay toog ci ban ñu lay jàngal koo gi da nga koy indi jafe-jafe ndax loolu xamu ko. mooy lépp loo war a def rek lépp loo xam ne da nga ko war a def balaa nga koy def il faut nga am ci maîtrise il faut nga maîtriser ko te loolu mënul ñàkk la bi maanaa maîtrise bi ci la kaw lan nga xam moo tax xam googu gu am solo la. mbokk jullit ñi daneen waxtaanee li nga xam ne ni moom mooy nga wékk sa borom tabaraka wa taala nga jël say mbir yëpp nga jox ko borom tabaraka wa taala kon nga wékku ci yàlla tabaraka wa taala moom mi nga xam ne nii moom moo bind asamaan lu jiitu daal di koy bindoon am ay mbindaafon yu fi wàcce woon ci kaw suuf ñu nekkoon fi di ko jaamu moom yàlla tabaraka wa taala ba mu sopp ko ñooñu mu daal di leen fiy dindi def doomu aadama bind ko daal di koy wàccee ci kaw suuf sant ko mu daal di koy jaamu moom tabaraka wa taala. mbokk jullit yi borom boobu noonu nga xam ne moom moo bind asamaan ak suuf wàccee nit ñi ci kaw suuf borom boobu dafa warlu ci ñun ñu daal di wékk jël suñuy mbir yëpp daal di koy jébbal jox ko suñu lépp ñu daal di koy teg ci ay loxoom ndax loolee mi ngi mën a am su fekk ne jiitu na ci ñun li ma waxoon sànq muy ñu xam ko ndax mbir soo ko xamul mënoo koo natt. moo tax borom bi tabaraka wa taala day wax ci alquran mu ne ndax ñi xam ak ñi xamul yem nañ déedéet tontu bi ñu ñëpp xam nañ ne déedéet la ki xam ak ki xamul yemuñ benn yoon ci misaal yi ñu joxe dañ ko ci gis. moo tax sa borom tabaraka wa taala wax na ci alquran mu ne in yansurukum allahu fala ghaliba lakum borom bi tabaraka wa taala soo jëlee say mbir nga daal di koy jébbal lépp jox ko moom mu daal di jàpp moom borom bi tabaraka wa taala mu daal di décider mu daal di jàpp ne moom moo lay sàmm moom warul bopp ne moom moo lay sàmm ndax su boobaa am na kenn koo xam ne nii mën na laa lor bokk julli loolu mënul ne borom bi tabaraka wa taala su xasee ba fas ci ne moom moo lay sàmm amul lenn lu la mën a lor. moo tax dafa war ci jullit bi mu daal di jël léppam wékk ko yàlla yaakaaram mu wékk ko yàlla ay jàqare mu wékk ko yàlla muslu mu wékk ko yàlla dimbali ko mu wékk ko ci yàlla xettali ko mu wékk ko ci yàlla. li nga xam ne nii xam-xam la bu ko rëcc boo xam ne nekkul ci xam-xamu doomu aadama wala ci xam-xamu nit mu wékk ko ci borom bi tabaraka wa taala. moo tax sa borom tabaraka wa taala mu ne su fekkee na borom bi tabaraka wa taala sa borom tabaraka wa taala dafa taxaw ngir aar la ndax am na ku la mën a lor ndax am na ku la mën a lor tontu mooy déedéet amul kenn ku la mën a lor amul kenn ku mën a jël loo xam ne nii ak lor la mu teg ko sa kaw ngir ne borom bi tabaraka wa taala moom loolu namm ko ci yow kon loolu mat a bàyyi xel la. waaye borom bi tabaraka wa taala su fekkoon ne moom dafa nar mbir bu mu jël teg ko sa kaw ndax am na kenn koo xam ne nii moom moo la mën a muccal ci mbir boobu tontu mooy déedéet xam nañ ne borom bi lum nar ci yow loolu amul leen lu ko mën a dindi. moo tax yéen saa sallam dafa wax ci benn saxaaba mu ne ko yaa gulaam inni uallimuka kalimaat ihfadillah yahfadka mu ne yow sama doom maa ngi lay dénk yile baat wattandikul yàlla wattu la wattandikul yàlla mooy moytandikul yàlla ci boppam léegi nag moom moo lay wattu maanaam moo lay sàmm moo lay protéger. mu ne ko fa ida saala fasal lillah su fekkee ne da ngay dem bay ñaan mu ne fasal lillah da nga ñaan yàlla ñaan gi na nga ko defal yàlla ndax ko damay dem ci bàmmeel ma ñaan nit ku baax koo xam ne xam naa ko ci mbaaxul njub ma di ko ñaan déedéet du moom laay ñaan yàlla laay ñaan. kon fa ida saala fasal lillah kon su fekkee ne da ngay ñaanal borom bi tabaraka wa taala soo fekkee ne da ngay xettalikul ci borom bi tabaraka wa taala mu ne ko inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidu tujahadak fa ida saala fasal lillah fa ida staanta fastain lillah. mu ne wax ju am solo ne ko la nga xam ne fekkoon ne nit ñi dañoo dajee ñoom ñëpp bëgg laa jariñ ci aw mbir duñ la ci jariñ lu dul borom bi tabaraka wa taala daf ko nam. nit ñëpp suñ dajee woon nit ak jinne nañu dajee ne tey dañ lay indil ab njëriñ borom bi tabaraka wa taala su ne àndu ci njëriñ boobu doo ci yegg du yegg ci yow. waaye gis na nga yëg ne borom bi tabaraka wa taala su décidé woon ne lor gi maanaam dalay dal nit ñëpp suñ defoon seen effort ne ba ne du la dal du la mën a dal ñëpp kon contraire bi ba tey day daal di ñëwaat muy lan borom bi su ne lii dalay dal kenn mënu ci dal waaye su ne lii du la dal kenn mënta wax wala mu provoqué ba loolu mu mën a dal sa kaw mu daal di lay lor. kon na nga jël sa confiance nga teg ko ci borom bi tabaraka wa taala na nga jël sa biir nga wékk ko nga jox ko borom bi tabaraka wa taala. moo tax borom tabaraka wa taala mu ne na nga wékk say mbir na nga jël say mbir yow sa jëm bopp na nga jël sa lépp nga def ko ki nga xam ne ni dafay dund ba fawtalu dee day dund ba fawtalu dee. kan mooy dund ba fawtalu dee? yàlla la ndax moom moo wax ci alquran mu ne bakkan bu ñam dund di nga ñam dee lépp lu dund di nga dee ba mu des moom ndax moom nekkul ne ku ñu bind yàlla nekkul ku ñuy bind moom mooy ki bind loolu beneen mbir la. kon na nga bàyyi xel ba tey ne ki nga xam ne moom moo yor wërsëg wi mooy sa borom tabaraka wa taala loolu na nga ci bàyyi xel
moo tax fekkee ne bokk na ci ay turam mooy ar-Razzaq kon fekkee ne da ngay sàkk wërsëg demal nga sàkku ci wërsëg ci borom bi tabaraka wa taala ndax amul kenn ku lu ci mën a taxawee ci loolu ku dul borom bi tabaraka wa taala nit ki dafa am loo xam ne ni connaissance bu mën a luñ mën a expliquer la lu jàppandi la wala lu terre à terre muy lan li xew ci bërëb bii jamono ji ñu toll nii kenn xamu ko maanaam li xew fii nii ñu nekk ci biti nii xamuñ ko mënuñ koo xam ndax loolu seen connaissance seen xam-xam yeggul foofu moo tax nit ki mënta nekk fee ci biti di xam li xew fi loolu yeggul xam-xamam yeggul foofu xam-xamam yeggul foofu ba aydan ki nekk fii tamit mënta xam li nekk di xew fee loolu xam-xamam yeggul foofu waaye borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne nag su dee moom la lépp moo ko ndar keppee lépp moom moo ko ndar keppee kon su boobaa yow jullit bi da nga jël sa confiance nga teg ci borom bi tabaaraka wa taala nga wékk ci borom bi tabaaraka wa taala wékk ci borom bi tabaaraka wa taala tàmbalee na ci yow bi ngay génn sa kër mbokk jullit yi mu nekk loo xam ne lu bari ci ñun dañ koy sàgganee mooy sooy génn si kër nekkul ne ndox ngay jël di ko tuur ci buntu bi de rasulullah alayhi salatu wasallam jàngalewul loolu nekkul ne da ngay am looy bind nga daal di koy tuur nga sànni rasulullah alayhi salatu wasallam jàngalewul loolu lan la jàngale nga génn nga wax bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah mooy tudd turu borom bi tabaraka wa taala xamal ko ne ko yow yàlla jël naa samay lépp jëmbal la amul doole ak kattan kenn yëllawu ko ku dul yow loolu dafa tàmbali ci ngay wékku sa borom tabaraka wa taala wékku sa borom tabaraka wa taala ba tey mooy ndax mooy nga am examen boo jëm wala mbir yoo jëm nga ne dama bëgg a xam lu ciy xew xaaral ma dem xool ji kay yëngal ay mbir mu daal di may xoolal ba xam ndax mbir mi nii la wala du déedéet bokk li ñëw suba kenn xam ko borom tabaraka wa taala moom moo ko xam li gën a jàppandi mooy nit ki mu xam ban suuf ca lay dee wala ban waxtu lay dee nit ki sa amu ci seen amu ci connaissance kon su fekkee ne loolu ndax mat na nga dem ci ku yëngali ay mbir ne da nga koy dimbali ko ngir mu taxaw la ci ay wax la sa avenir ëllëg loolu kenn mënu ko borom tabaraka wa taala moo tax yum saa sallam mu ne wax ci benn xadis mu ne képp koo xam ne nii dem nga ci seetkat mu ne mu daal di la wax ay mbir te doonte gëmoo ko sax mu ne ñeent fukki fan wala ñeent fukki guddi fan ak guddi yëpp dañuy demante ñeent fukki fan wala ñeent fukki guddi loo ko jaamu borom tabaraka wa taala arbaina layla yàlla du loo ko nangu beneen wax bi mu ne man ataa arrafan aw kaahina fa saddiqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad mu ne képp koo xam ne da nga dem ci ab jabarkat wala ci ab seetkat pettawkat mu daal di lay wax nga gëm mu ne lim la wax nga gëm ko mu ne kooku faqad kafara bima unzila ala muhammad kooku li yum saa sallam li ñu wax si yum saa sallam moom weddi na ko kon gis nga jëlal sa confiance nga teg ko ci borom bi tabaraka wa taala yaa ngi am looy yëg ci sa yaram wala yaa ngi am looy tiit ci lor buñ lay teg yun fi alayhi afdal salatu wasalaam daf laa jàngal bokk na ci lim la jàngal mooy nga jël muraaja nga réviser li nga xam ne moom mooy qul wallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ko baax kulli sa fépp julli boo xam ne julli nga ko ba nopp war nga ko faa jàng war nga jàng qul wallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas su dee timis la benn bu ne ñett yoon su dee bii nga xam ne tamit fajar la gannaaw ba nga jullee suba ba noppi toog benn bu ne ñetti yoon nga boole ko ayatul kursi loolu bokk na ci li lay dimbale ba borom bi aar la musal ndax bii benn bu ne ci ñoom rek suñ ko bëggoon a teg fii duñ ko waxtu bi duñu ko may ndax benn bu ne soo ko jëlee nga xool ko qul wallahu ahad nga jël qul a'udhu bi rabbin nas kon loolu foog nga dem xoolaat ko nga xam ne loolu bokk na ci lay musal waaye itam su fekkee ne gis nga sax yéen saa sallam daf ñoo jàngal ci li ñuy musal ba bokk na su fekkee gis nga lu mën a lor wala loo xam ne nii ak lor ngay ragal mu daal di jógee koo ci moom ñëw ci yow wala mbooloo la allahumma ikfinihim bima shi'ta gis nga loolu nga daal di koy ñaan sooy dugg sa kër tamit li ngay wax tamit ci ñaan xam nañ kon li nga war a mën a jàpp ba war a mën a tax nga des ci borom bi tabaraka wa taala yàlla dimbale loolu lu baree bari la loolu nag du benn xutba moo koy réglé déedéet waaye li koy réglé mooy lan nga gàddu sa téere moo xam ci langue bu ñu ko mënti ko bind te nga maîtriser ko nga dem ñu jàngal la wax la lan lay signifier proprement incha allah loolu mooy li nga xam ne nii lu mat a am solo la jullit bi di ko bàyyi xel ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu li nga xam ne ni mooy dëgg ba pare topp ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dimbale ñu sàmm ñu ba nga xam ne nii daneen mën a jël suñu lépp jox ko ndax su fekkee ne jox nañ suñu borom bi tabaraka wa taala suñu bopp dëgg ni picc yi di xëy suba teel di dem romb seeni picc du joxe dépense bu góor beeg bu jigéen bi amul joxe dépense amul frigo dañuy xëy suba teel daal di naaw dem suñ demee suñuy ñëw su fekk ne ñu ngi dellu si fi ñu dëkkoon seeni biir fees na del
lu tax mooy ñoom dañu jël seen lépp rek jox ko borom bi tabaraka wa taala. ñoom bokk na ci li ñu gën a sonal ci suñu société bi mooy suñu lépp dañ ko bëgg a teg ci matérialisme ak ci ay calcul fàtte borom bi tabaraka wa taala. te lépp loo xam ne da nga koo jëndee yàlla borom bi tabaraka wa taala da lay bàyyeeg moom ak ay fitnaam ngay dem ak moom. kon loolu nañ ci bàyyi xel borom bi tabaraka wa taala ñu ñaan mu taxaw ñu sàmm ñu aar ñu musal ñu te muccal ñu daal di def ci ñun li nga xam ne mooy ngëm yàlla dëgg rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama واجعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم قوموا إلى الصلاة